bi moo laaj ñu sol masque ñuy respecter prescription médicale yi maay Ousmane Touré di président association Déclic HLM muy un mouvement citoyen buy liggéey jëmale ko ci askanu HLM ak goxu HLM. waaw li ko waral mooy gannaaw bi conseil imam yi dajee àllarba bële passé jàpp ne dañuy ubbiwaat jàkk yi ak jumaa yi ñun suñu xalaat ñu jàpp ñun tam ne war nañu ànd ak dynamique boobu maanaam fexe ba képp koo xam ne jóge nga sa kër di ñëw ci jumaa yi wala ci jàkk yi gannaaw bi nga jëlee sa jumtuwaay yi nga xam ne mooy sa jumtuwaay yoo xam ne da nga koy jël à titre personnel boo ñëwee ci jumaa ji ak ci jàkk yi nga fekk fa tam des disponibilités yoo xam ne dina mën a yokk kaaraange bi looloo taxoon association Déclic jàpp ne dinañu contribuer ci loolu indi sunu wàll sunu participation en matériel notamment en produits détergents ay produits yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla yu mel ne ay gel ak thermoflash parce que nit ki mën na ñëw yaramam tàng te kenn du ko xam donc yooyu yëpp day nekk des activités yoo xam ne day contribuer à la prévention ba pare di limiter les risques de propagation de la pandémie fi ñu tollu tabaski la ñëpp a ngi jóg euphorie bi macha allah wante nag waruñu fàtte les mesures barrières yi nga xam ne moom la docteur yi préconisé parce que ñoom ñooy les seules voies autorisées gannaaw joxe nañu ay instructions ak ay prescriptions dañ ci war a topp nag ci loolu la ñu ànd ñëw suñu gox HLM nga xam ne jumaa yi jàpp nañ ne nañ julli it incha allah donc ñu mën a fexe ba képp ku ñëw ci it bi tam fekk fa loo xam ne dina la mën a aar yokk sa kaaraange sa yow ak sa njaboot parce que ñi ñëw ci jumaa ji di julli si bu ñu demee dañuy fekk seen njaboot donc ni ñuy ñëwee aar seen bopp noonu lañu leen war a fexe ba bu ñuy dellu tam ñu aar seen njaboot bañ leen fa yóbbul benn jàngoro loolu tax ñu indi produit yi xeeb ko lool mais mu nekk loo xam ne rek day symboliser suñu engagement ak suñu conscience du rôle citoyen que nous devons continuer de jouer fii ci HLM au bénéfice des populations et de notre commune. waaw ci poñ bu njëkk bi ni ma ko waxee woon sànq rek damay respecter ndigal yi nga xam ne corps médical ñoo ko joxe autorités yi dañu waxoon na ku nekk toog sa kër ma topp ci loolu parce que homme public bu génnee day ànd ak ay nit te kooku da leen di exposé moo tax man sama bopp sama wàllu bopp ma assumer sama responsabilité ne damay toog sama kër confiné wu ba mu confiné woo ba ñu lever les mesures de confinement ci laa génn tout en respectant les mesures préconisées par le corps médical fexe ba dem ci nit ñi jànkonte ak ñoom mais fexe tam ba bañ a exposer kenn bañ a exposer sama bopp man tam pandémie bi dafa mel na nit ñi dañuy fàtte ne mi ngi fi lii c'est une façon de rappeler aux gens que pandémie bi tey la fi gën a tar bés bu nekk ngeen dégg ci télévision yi que cas yi ñu ngi yokk mi ngi laal ay gox yoo xam ne eggu fa woon HLM tey mën nañu wax pandémie bi daf fi dugg bu baax a baax a baax nit ñi nag seen sutura la ñuy wooyee mais xam nañ ne mi ngi fi moo tax lépp lu waay def rek pour mën a jàppale askan bi pour mën a fexe ba askan bi ñu aar leen ci pandémie bi ñu war ko def lii bokk na ci li ciy contribuer imam yi am nañ ci rôle délégué de quartier yi am nañ ci rôle mairie bi am na ci rôle bàjjenu gox yi ASC yi ku nekk bul xeeb sa rôle ci système bi sensibilisation mise à disposition de moyens ba pare tam ñu téye xale yi ci kër yi parce que xale yi xëy na ñoom ils sont moins vulnérables mais bu ñu génnee indi jàngoro bi seen maam yeeg seen papa yi dañuy fekk ci kër yi jox leen ko te ñooñu amuñu les ressources physiques pour faire face à cette pandémie boo xoolee pandémie bi ñu bëri ñu muy yóbbu ay mag lañu donc looloo tax ñu war a rappeler les mesures barrières war a tënk xale yi ci kër yi fête bi mu bañ a tax ñuy bàyyi xale yi ñuy dem fu nekk occasion la tam pour lancer un message aux parents et aux pères aux responsables de famille nañuy tënk xale yi ci kër yi mën nañ toog suñu kër yi fête ànd ak suñu njaboot mu nekk loo xam ne dinañ aar na aar askan bi fexe ba pandémie bi du law ci koñ bi li fi jot am ñu ñaan yàlla mu jëlee ko fi ñu feebar yàlla yëkkati leen ba pare ñun mu aar ñu aar suñu gox aar suñu askan ak képp koo xam ne yaa ngi ñëw HLM di fi xëy à un titre ou à un autre. waaw c'est une question de fond bi nga posé
dafa revenir rek à la question sécuritaire au niveau de la commune. Sécurité nag dafa nekk loo xam ne lu sensible la dafa am ay angles yoo xam ne yu bëri mën nga ko fa jëlee mais balay dara di am foog nga def un diagnostic socio-économique ba pare xool lan mooy motiver ce niveau d'insécurité xale yi ñi koy def est-ce que HLM lañu dëkk wala ñu jóge feneen di ñëw yooyu yëpp ay éléments d'analyse la yoo xam ne interview bii du ñu may ñu sori si mais li am ba am mooy c'est une question qui fait partie des préoccupations yi nga xam ne moom la population yi gën a mettre en exergue au même titre que le cadre de vie et l'insertion professionnelle des jeunes ñetti question la yoo xam ne kooku Déclic mi ngi ciy liggéey bu baax di ci càmbar ba bu jotee suñu programme nañ ko lal wax ne ñun question sécurité bi nan lañ koy aborder nan lañ ci mettre en perspective des solutions yoo xam ne dina mën a aar askan bi le mieux possible kooku dafa nekk suñu programme boo xam ne nañ ci indi ay réponses yu leer parce que ay préoccupations population HLM la incha allah jërëjëf. Faye ñun la Mouhamadul Mansour Sall nekk imam ratib imam porte-parole ci juma HLM 2 juma bi nga xam ne imam Abdoul Aziz Ngom moo koy jiite ànd ci ak yeneen imam man ma bokk ci imam yi. fi mu toll nii nag chantier yi dafa nekk chantier yu xaw a dangereux chantier yoo xam ne ci installation faux plafond bu ànd ak courant xam ne ñi installé faux plafond dañuy avancer àndandoog ñi def courant day jafe ba pare c'est trop risqué pour ay xale dugg fi dem laal luñ leen laalloowul comme foo tourner da ngay gis ay fiilu courant yuy génn moo tax ñu préféré bàyyi leen ñoom ñu liggéey ci chantier bi ñun ñu dem ca terrain ba te loolu sax dafay li gën ci sunna dem ci terrain ba nga xam ne moo gën a yaatu aménager ko mën fa jullee iid bi dinañu julli incha allah imam Abdoul Aziz Ngom moo koy jéete suba. nag xawma kan mooy moom sa réew xawma kan mooy boodo mais am na terrain boo xam ne daal auto école yi fi la ñuy def seen foofu bokkul ci terrain moom sa réew foofu foog naa ci école bi la. très bien fi nga xam ne daal fa la ñuy gis auto école yi ñu fay def seeni mouvement foofu la ñuy jullee xam naa diggante 9h15 jëm 9h30 incha allah rabbi dinañu def suñu kéemtalaay kàttan pour respecter mbooleem mesures yi nga xam ne technicien de la santé digal nañu dinañu fexe ba ku dul imaam yi duñ leen lalal sijaada donc kuy ñëw yaay indi sa sijaada bopp ñu digal la ne la boo ñëwee lalal sa sijaada boo julee ba pare yëkkatil te bul fëgg nga yëkkati dem boo ñëwee dinañu fexe ba nga raxasu ñu seet ndax xam ne terrain vague moom seet gaa yi dina jafe mais nag dinañu raxasu ba pare dinañu jéem a teg foofu ay nit ñoo xam ne ku ñëw ñu installé la pour que ñu mën a respecter distance yi ci kenn ku nekk toog ci sa wetu morom ci 1 mètre 1 mètre. waaw Ousmane Touré de dañu naan rek defaat na parce que du tey li njëkk a def yàggul dara imam ratib woo na ma ne ma Ousmane Touré jox na ma une somme importante pour ñu dugal ko ci liggéey jàkk ji te boobu moo doon énième fois Ousmane Touré di intervenir ci mbiru jàkk ji Ousmane dafa bokk ci ñi nga xam ne HLM dañ leen war a ñaanal fonk leen jox leen seen cër parce que soo yoree mouvement bu toll nii Déclic di ci def ay action yu fés lu mel ni li may faral di wax at bu jot nga seet les meilleurs élèves du quartier nga récompenser leen ba fi mu toll nii HLM bu xale yi tayaloon jàng sax commencé nañ di sawar ndax loolu at bu jot nga jël xale yi war a xaraf nga xarafal leen ak yeneen action yoo xam ne di jël ay lekk ceeb diwlin di def social di jël xaalis di joxe ba ci li nga xam ne sax mooy tabaski yi Ousmane dinay jël xaalis di ko jox ñenn ci imam yi pour jàppaleen ci seen mbiru tabaski te loolu ñun ñii di wax bokk nañ ci kon dañuy wax ne du njël benn muy def xanaa dañ naan defaat ne te fii mu defee nag fii la am solo ndax lii nga xam ne moom la fi indi tey muy ay lave-mains di ay gel di eau de javel ak thermoflash lii lu ñu soxla la ci période bi
te dinañ ko teg ci loxo imam ratib mu doxal ko ni mu ko war a doxe dinañ wax Ousmane rek ne ko lii moom ku ko joxe waroon nga ko booleeg ay masque loolu lañ koy wax barakallahu fikum jërëjëf merci. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant man la Ablaye Badiane responsable juma cité des eaux waaw man maay Bilal bi parce que suñu Bilal bi nekk dafa feebar man maa fi nekk ay at man maa fi nekk léegi. waaw fas yéene nañ julli tabaski incha allah parce que yàlla dimbali nañu amoon nañ ay matuwaay sax mais surtout yéen bi ngeen ñëwee indil ñu lii Déclic indil ñu matuwaay julli bi moom foog ñu def ko ñun dañuy julli suba décidé nañ julli suba 9h30 la ñuy julli loolu moom wax nañ ko sax bi ñuy julli àjjuma bi passé leer na nañ dañu war a julli tabaski incha allah ñëpp yëg nañ ko. waaw jël nañ mesure yëpp pratiquement ñun vendredi yi ñuy julli sax bu ñu paree gars yi dañuy félicité parce que matuwaay yi nekk ci yi ñu waroon jël yëpp jël na boo xoolee ci jumaa ji gis nga niñ ko tracé te ñu war a sécurité bi ñun fi mu toll ni mot nañ 15 ñun ñooy nekk fii même ci biti ñi ngay gis nii ci couloir bi nii dañuy am distance 1 mètre ku solul masque dañ lay génne ci biti moo tax tabaski bi ñun sant nañ yàlla xam naa ne dina yomb quoi si jumaa ji parce que suñu jeunes yëpp dañu préparé mobiliser wu pour ñëw ñu julli bu am solo daal vraiment ñu ngi koy sant parce que mayoon nañu ay gel sax mais dafa commencé woon jeex moo tax ñun daal ñu ngi sant yàlla dafa mel ni yàlla moo ñu ko indi la moo ñu indil Ousmane vraiment ñu ngi koy sant bu baax parce que lii nii suñu gel yi li si desoon 4 moo des ñu ngi doon xalaat fu ñuy jëlee yeneen gel mais comme indil nañu lii ñu ngi ciy sant bu baax ñu ngi koy ñaanal kontaan nañu dinañ gën a yombalal liggéey bi moo tax suba daal fas yéene nañ julli bu am solo daal waaw Ousmane daal ñu ngi koy gërëm parce que boo xoolee indil nañu gel thermoflash indil nañu saabu indil nañu eau de javel kon nag amuñu dara luñ koy wax di ko sant di ko ñaanal ñun juma cité des eaux fii di daal ci imam bi ba ci Bilal bi Papa Diop ñëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant vraiment ñu ngi koy ñaanal bu yow mu commencé wax amin rek parce que ñun suñu xol sedd na quoi waaw kii nag moom mooy suñu chef de quartier mooy Amadou Diallo